très bien Mamadou Ndiaye nekk responsable politique nekk analyste politique tamit fii ci biir Thiès mais nga far tamit ci Benno Bokk Yaakaar ginnaaw élection yi ñu génn tey mu nekk loo xamante ne bëri na question yi ñuy wax ci wàllu carte électeur yi ñu ngi wax tamit ci wàllu Thiès département bi di ngeen koo ñàkk ak yeneen ak yeneen tey ñu bëgg rek nga defal ñu benn analyse globale situation politique. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Seydina Omar ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di siyaare sa cameraman bi nga àndal muy Adama Ndiaye yàlla def na daaw yàlla dañoo boole xëy na suy bari ñoo xam ne si ànd di nuyu waa Thiès yëpp di nuyu waa Sénégal di ñëw di wax que ni ñoo ngi baalu àq population Sénégal bépp particulièrement nag population Thiès bi nga xam ne ñun si lañ dëkk rawatina ñi nga xamante ni bii ñoo lañu bokkal département bi ba xamante ni bii ñun moom lañu bokkal commune Thiès Nord bi nga xam ne moom lañu nekk di nuyu di leen baalu àq ñëpp di wax alhamdulilahi rabil alamin di apprécier maturité bi nga xamante ni bii population Sénégal am nañu ko ci démocratie am nañu ko ci expérience ci vote di jiitu si loolu tamit di jiitu bi nga xamante ni mooy suñu kilifa ñëpp muy le coordinateur départemental ministre Augustin Tine di ko nuyu ak ki nga xamante ni mooy jigéenam bi mu bokkal tamit comité électoral bi muy Ndeye Tické Ndiaye ñëpp président Abdoulaye Dièye Abdou Mbow honorable bi nga xamante ni moo nekkoon mandataire bi ak ñi nga xamante ni bi daal ñëpp bokkoon nañu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñëpp ñoo ngi remercier Sénégal gépp di remercier ñëpp li ñu yàlla jox ñun doy nañu sant nañ yàlla bu baax ci loolu. léegi nag pour dugg direct ci sa question dafa am loo xamante ni bii Sénégal mooy li ma wax léegi rek sant nañ yàlla bu baax ba Sénégal yi amee maturité expérience su élection kenn du ko jàngal Sénégal yi waxuma Afrique mais ci àdduna bi mais am na loo xamante ni bii xel moo ko mënta nangu bu fekkee am njàngale je ne pense pas que ni opposition bi ëppale nañu ko ñu nekk si pouvoir bu fekkee fit la ëppale wuñ ñu ko su fekkee lu mënta doon ëppale wuñ ko mais Sénégal moo am démocratie nañ respecté démocratie bi nga xamante ni moom la Sénégal yi am parce que mun ñoo d'accord mun ñoo nangu élection am nga gañe yow commune yi nga xamante ni bii yaa ko gañe Benno Bokk Yaakaar ya fa ne responsable yi di nuyu encore sunu ki nga xamante ni mooy sunu mandataire communal bi nga xamante ni moom lañu nekkal fii muy ma lay jóg liggéey si liggéey bu rafet ak ñi ñu àndal bokk liggéey bi yëpp mun ñu nangu su commune yi nga xam ne yaa ko gañe yow muy coalition Idy su ñoom lay jëm 2019 ñoo bokk ak ñoom Thiès fii Issa demee ngi nii exemple laa lay jox mais résultat yi bi mu da nga koy xam parce que boo yàggee si élection ay secondes nga xam li xew lépp ku nekk wane ginnaaw parce que képp ñiy wax ñëpp xamuñu yoruñu kayit yoruñuy PV xamuñu dara benn ñaareel bi mooy li ma la wax ni amuñu ñu ëpp ñu fit ëpp ñu dara mais lan moo tax ñoom ñu gagné ñu Thiès ñu nangu jël suñuy PV fépp centre boo xam te ni mandataire Benno Bokk Yaakaar nekk nga jël say PV wane ginnaaw dem continuer sa liggéey yow ñu gagné la feneen nga lànk ni doo loolu mënta ne mais am na loo xamante ni bii population bi dañuy génn si ñoom quoi am na loo xamante ni daal vraiment jaru ko nañu ko bàyyi parce que xamante nañu benn ñaare bés mooy bi si des mooy bi nga deuxième question mooy problème carte électeur yi gis nga problème carte électeur yi gis nga dossier bi ma yor nii dossier administratif bi parce que administration territoriale bi ñuy bëgg a accuser il faut que ñu bokk gis nga kayit bi ma yor nii en tant que représentant Benno Bokk Yaakaar moom la représentant réew mi yor moom la représentant PDS yor moom la représentant bokk gis-gis yor moom la représentant PUR am moom la représentant Sonko am parce que lii mooy li leen sous-préfet di jox égal dignité li ñëpp a si yam exemple bi moom lay wax foofu mu dama li ma si reer mooy réforme bi carte yi nga xamante ni am nañ ko mi ngi nekk 12546 mooy première commune Thiès Nord réforme bi nga xam ne inscrire nañ moom la ñu inscrire bi ñu commencé 2017 15546 la ñu inscrire bi ñu demee si révision bi ñoo ngi inscrire 2615 lépp nekk total 15161 égal dignité la mi ngi nii léegi bi ñu demee bay retiré carte yi ñoo ngi carte si réforme bi retiré nañu 11160 réforme bi bi ñu njëkkee si kii bi nu mu tuddati révision bi retiré nañu 2181 kon léegi 15161 yi boo ko si li ñuy retiré lépp boo ko si génne mi ngi nekk 13341 loolu avant ñu def élection laa la wax présidentielle bi nii 24 février te liggéey nañu vendredi liggéey nañu ba minuit kon léegi li ñuy retiré lépp 13341 yi boo ko si génnee si 15161 yi mi ngi des 1820
commune Thiès Nord 1820 cartes lañ ko jëlul avant ñuy dem élection te bi ñu jógee élection léegi tim sous-préfet commencé waat nañ te actuellement ku sa carte ne génnul boo demee ba fa sa carte nekkee ma nga fa waaye léegi lii kan moo wax carte yi génnul man am naa si en tant qu'affaire keneen am na si léegi lan moo tax ñu ne buñ carte yi liyeel wala laa la dañ bàyyi caaxaan yi lii ku si bëgg a xam dara laajal sa représentant kayit bi ma yor nii la ñëpp yor dañ bàyyi caaxaan yi waaw loolu mooy benn bi si des itam mooy ñu ñëw commune Thiès Nord ba tey li ma laaj laa lay tontu nag parce que am na loo xam ne war naa am amagul muy évaluation si département bi ba si commune yëpp kon du ma dugg si loolu waaye li nga xamante ne bi daal dinaa ko briefé ma dinaa la wax li nga xamante ne bi man sama compétence la dinaa la ko wax parce que la sa des nag moom liggéey beneen la il faut que ñu def évaluation yi mu dooram beneen commune Thiès Nord inscrit bi mi ngi nekk 60 210 loolu dafa bari 60 210 moo am commune Thiès Nord si biir 62 210 yi li si woote man nag 40 000 ay poussière 40 000 poussière yooyu ñun élection législative yi passé mais 7 000 ay quelque la jamoon ñoom rawee woon nañu plus de 4 000 voix mais 4 000 voix yooyu ñun yëndee nañ ko ba tegal mais li problème mooy encore score bi dafa yokkuwaat li waral loolu laa lay wax mooy inscrit bi moo bari te élection présidentielle après dinaa dugg si loolu li waral loolu mooy législative yi ñoo ngi am 12 127 commune Thiès Nord ku jege 7 000 ñëw 12 127 maanaam liggéey nga mais nag élection yi comme li ma waxee dinaa si ñëw léegi la waral différence bi parce que présidentielle ki nga xam te ni moo topp si suñu ginnaaw ñun après ma joor ñëw si kii réew waaw parce que kii mën naa ñëw sa direct si coalition Idy 2010 am na 22 973 rawee ñu 10 846 mais quand même ñu nangu loolu dañoo gën a bëgg a gañ am dañoo bëgg a ëppi voix mais bu ñu ko nangoo xam nañu l'élection yi jaar na yoon kenn mënu koo sàcc kenn mënu fee def dara mais pourquoi pas léegi leneen la sa des danaa ñëw au niveau national lii mooy li am réalité bi lii moo am feeñ ci kii ji parce que Thiès waaye si boppam ñoom ñoo ni peut-être Idriss Seck seen doom la xëy na newoon na kooku après moom la intéressé xëy na bii noonu ko jox dernier sens mais ñun ñi nga xam te ne ñoo nekk Thiès di liggéey le président de la République mu valable nag tous les communes yi nekk si département bi ak même ba si région bi ku nekk fa nga nekk ñu def ñu suñu choix si Idriss Seck parce que dañuy fan si club Macky Sall na leer président Macky Sall ñun duñu ay fan si club am duñu ay fan sa tim duñu ay supporter am parce que dañoo bokk si parti bi kon li ñu bokk ñun la ñu bëgg mu avancé moom la ñu bëgg mu gagné liggéey lay si nañ nag la ñu mën a liggéey fa la ñu mën a yàlla ñu yàlla jox ñun nangu nañ ko kontaan nañ si sant nañ ko si bu baax ndax xam nañu élection présidentielle la li ñu bëgg mooy Thiès mënuñu koo gagné mais li ñu mën xam nañ ko dañuy réduire score bi parce que Idriss Seck bu ñu waxantee dëgg mënut a nekk candidat national dëkk Thiès comme li ma la wax léegi ni Thiès waaye yaakaar ne peut-être xëy na dernier sens am la comme ni ñu ko ñëpp doon waxee xëy na peut-être bu ñu ko mayee kii li ñu mën ñooy réduire score bi te par exemple am Thiès Nord mu am feneen mooy li ma la wax léegi plus de 4000 voix la ñu ray woon jëli nañ ko ku jógee 7000 nangam jóoba 12000 nangam xam nga liggéey li koy bari na mais nag comme ni ko wax la population Thiès bi tim xëy na ñoo ni woon nañ may waaji chance mais yàlla dogal na ñun li ñu bëggoon am na ko muy au niveau national bi résultat yi dikkee foofu lay profité pour dugg si région bi di remercier ñoom ñëpp parce que région bi rek rawee nañ ko fi 10 922 voix bi résultat bi dikkee région de Thiès président Macky Sall rawee na fi Idriss Seck 10 000 astafurlah 100 000 maanaam 10 000 autant pour moi 100 922 voix de différents la ko rawee fii waaye wax dëgg yàlla koy ñun la ñu amoon bañ ko 100 002 voix yooyu fi ñu koy génnee ba génne ko dina dem ba ñun suñu 10 127 yi dina si bokk. si région bi laa la wax région bi la les au niveau national laay ñëw après dina ñëw problème bu département bi li nga bëgg a dugg dinaa si ñëw mais c'est comme dama ñëwoon si dynamique victoire bi ak kii foofu laay waxee au niveau national foofu laay waxee région bi mu dikkee rawee nañ ko 100 922 voix Mbour bi mu dikkee ak Tivaouane te loolu suñu lii si na bokk parce que électorat bi dafa yokku dafa bari au niveau national parce que réforme la biométrique bi dafa yokk for kon loolu dañuy wax que ni te Sénégal nag it ñetti régions yi mag ñoo fi am ñoo am électorat muy Dakar Thiès Touba ñett yi pour nga génn premier tour da ngay gagné ñaari Dakar ak Thiès te yàlla def na suñu borom may na président Macky Sall loolu lay def mooy gagné na région de Dakar gagné na région de Thiès région de Diourbel la perte Idriss Seck mi moo ko gagné kon léegi kooku mënut a dem deuxième tour par contre nag président Abdoulaye Wade boo gisee 2012 mu demoon deuxième tour lan la ñetti régions yi daa pertoon ñaari parce que ñett yi moom boo pertee ñaari da nga dem deuxième tour ni kon kaar nga dem deuxième tour mënoo jàll premier tour parce que électorat bi fii la ne yàlla def loolu dañu ko nangu 2012 Abdoulaye Wade région de Diourbel rek la gagné woon perte Dakar perte Thiès kon day dem deuxième tour président Macky Sall par contre nag moom yàlla da ko suturaal mu gagné région de Dakar gagné région de Thiès mënut a dem deuxième tour te 14 régions plus diaspora bu muy 15 nga gagné 13 yi perte 2 45 départements nga gagné 40 perte 5 mais nan nga mën a demee deuxième tour ñoom li ñu wax ñoo ko gën a xam
Idrissa comme li ma la wax léegi am na 22 973 ñun ki topp si ñun muy Sonko 2990 la am kan moo toppaat si ñun pire am na 1433 kan moo toppaat si ñun ma dikki am na 236 mais ku nekk nangal li nga am représentant yi fi am fii ci commune bi am ko si centre de vote yi moo valable pour tout Sénégal gépp na leer Sénégal fii kenn mënu fee sàcc élection li xew ñoo ko xam ñoo xam moo ko li xew moo ne li génn si urne yi moo ne ay PV la na leer nañ ay PV la ku nekk ba nga sa PV yaa koy jëlee sa centre yóbbu ko sa 16 nga xool nañ koy liggéey mu yàgg ñun avant minuit di jaar xam nañ résultat yi nan lay demee ku nekk xam na la ñuy génn waaw am na su loo xam te ne peut-être dina si ñëw loolu ma nga woon sa ginnaaw xëy na sans dépend lay déw saa boobu bi si desee ni mooy li nga xam te ne bi am na défaite bi nga xam te ne bi am nañu ko si département yi mooy sa question boobu foofu laay dugal après bàyyi la nga continuer dugalaat sa beneen question défaite bi ñun gis nañ ni ndam la ba tey li tax ndam la mooy da ngay ñëwaat si li passé parce que législative passé bul fàttee que ni Idriss Seck moo nekkoon tête de liste député yi moom duggal si boppam campagne mais comme ni ma la wax la xam nañ ni moom mii su nekkee candidat parce que ay doomu Thiès la ko seqaloon parce que doomu Thiès la moom en tant que doomu Thiès mais ay doomu Thiès moo fi nekkoon oui c'est d'accord moo nekkoon coordinateur départemental mais ki nekkoon si tête de si liste bi mooy Siré Dia la DG Siré Dia moom lañ turam nekkoon ci liste yi kon DG Siré Dia boobu nekkoon si kon Idriss Seck di doomu Thiès Siré Dia di doomu Thiès ñu jongante bañ demee dañ koo gagné na leer il faut que ñu xam lan mooy élection ak li xew doomu Thiès département Thiès bi xam nañu Siré Dia doomu Thiès la département Thiès la dëkk xam nañu Idriss Seck doomu Thiès la waaye ñoom ñaar bañ jongantee Siré Dia da ko campagne Idriss Seck bu mënoon a gagné Thiès da koy gagné def na temps def na lépp lu mën sa def dax la ko doon def sax loo xam ne def ko sa présidentielle bi mooy doon dox ak tànkam tànk ak tànk jaaykatu banaana mu taxaw jaaykatu orange mu taxaw garas kalandoo mu taxaw jaaykatu marché mu taxaw jaaykatu jën jaaykatu lujum jaaykatu fëgg jaay fu ne mu doxoon na fa ak tonkam ñax ba bëggoon na gagné mënoon a gagné day gagné ndax bëggoon na ko mais booba ñaari doomu Thiès wala Augustin nag ma coordonné woon lépp mais doomu Thiès bi nekkoon si liste yi Siré Dia la de Siré Dia da koo gagné quand même lan mooy problème bi foofu lii nag xëy na mooy li ma la wax rek présidentielle la te président du Thiès présidentielle du Thiès kese Sénégal gépp la président dafay teg bilan bu leer nañ liggéey Sénégal gépp moo tax mu gagné loolu mooy problème ni xool dama ni suñu defet bi victoire la parce que ñoom bi ñu leen di gagné si législative bi gagné woon nañ leen presque 30 000 voix te ñoom bi ñu koy réduire en tant que Idrissa Seck 20 000 voix rek la parce que mën nañu koo jox réalité bi lan la jandeer dañu fa amoon problème moo tax ñu ñàkk jandeer beneen bi si des mooy vote mouride bi xam nga comme li ñu wax noonu vote bi am pas question vote mouride bi en tout cas yéen si rax lañu ñàkkat ak Touba Toul boo ko si boole près ak ñetti communes yi day jàll day dem dañ koy félicité loolu démocratie la dañ koy nangu moo taxit nag ma bëgg nag Idriss Seck si boppam na ñëw nga dal ak xelam te ñi mu nekkal wax ko li xew Idriss Seck na revenir à raison xam ne Sénégalais yi ñoo ko wóoloogul Macky Sall la ñu wóolu moom la ñu renouveler seen confiance moom na nangu loolu su nanguwul ndogalu yàlla tamit tax na teewul yàlla def na li muy def ba pare ñu nag moom moo dëkk ñoo bokk dëkk Thiès ñun suñu sañoon du ñaaw si xare bi parce que moom mënatu la wax ba nekk leneen xëy na nag la ma ko neewoon ne 2022 waxoon na juñ ñaan ko léegi dina bàyyi su bàyyee baax na su bàyyiwul 2024 na xaar 2024 bu ko yàlla joxee si politique Sénégal yi mu nekk mais lii moom bu mu si ñaaw na nangu ka ni li mu nangu li mu def ak ñoom dañoo am mérite parce que dañoo liggéey ñoom comme ñun li ñu liggéey nañ liggéeyee mais xëy na Thiès la dëkk Thiès waaye woteel nañ ko gañe na nangul nañ ko loolu mais Sénégal du Thiès kese. alors très bien Mamadou dañuy ñëwaat rek daan nga wax ni tey bu ngeen demee élection di ngeen gagné élection yi ci 58 pour cent li ni mel mu mel ni nga wax ko ak assurance tey ñu bëri di wax ni chiffres yi benn bokk yaakaar doon avancé dafa mel ni moom moo jëmm ci tey li nga xam ne mooy résultat yi au niveau national li ni mel tey en tant que analyste politique lan nga ci àbb. waaw loolu du mën naa la seetoo te yow de yaakaar naa sama seede nga je crois que émission bi ma doon ba ñu ko defoon je crois que ama adam mi lañu ko defoon septembre 2017 bi ñu jógee si législative bi ñu tegee gouvernement bi ba su suba yow mi def nga benn émission boo xam da nga maa invité man ak Demba Ndiaye mooy coordinateur des cadres bu PDS communal émission boobu laa la ko njëkkee waxee nee naa la président gouvernement président politicien la loolu laa la waxoon koy dégg man leen li ngeen bëgg mënta ne parce que mënul Macky Sall avant tout mi nekk président daal rek si parti politique la jógee kon bu teg gouvernement dina teg gouvernement politique loolu nga ma laajoon man la beneen bi si des mooy te vision bi mu am mooy te incha allah li ñu jógee li ñu jëm ni muy présidentielle 2019 yi ndem sam na sunu waroom dinañ ko gagné avec 58 pour cent foofu laa la ko jëkkee la tax ma wax la ko woon du woog ñun ji njibar du woon xam-xam du dara xam nga lan la war a noonu mooy damaa diagnostiqué électorat bi ñu jóge ak fi ñu jëm ak ñi ñu àndaloon depuis 2012 ñi génn ak fi ñu nekk lañ nekk looloo mbir mi te ba ma koy waxee tamit je crois que foofu laa la ko njëkkee waxee waaye du benn yoon laa la ko wax dëgg na yaakaar naa jugu ay émission yu bari yoo xamante ne bii wax naa la ko waaye la ma la doon xonte mooy li ma wax dugg njibar de
yàlla xam na ko du njibar du dara dañ ay homme de terrain lañu xam nañ li exemple yi ma la jox rek mooy par exemple koy fii Issa Deme bii Issa Deme tey yàlla bu yàlla defee tey suñu électorat ñun xam nga dañu fay gagné xam nga législative ñaata la ñu amoon législative ñoo ngi amoon 638 mais présidentielle yi am nañu 1138 500 voix la ñu yokk xam nga lan moo ko yokk tamit mu wax la li war a lool rek par exemple tey ku mel ni Issa Deme am nañ fi loo xamante ne bi peut-être xëy na état defu ko fi dara mais ñun centre bi ñu nekk rek ñun am na loo xamante ne bi ñun besoin la wala boo xamante ne population yëpp da koo soxla woon defal nañ ko mooy am na benn classe boo xam ne abri provisoire la woon mais directeur ak chef de quartier bi ñu ma gisee damaa gis sama leader bi nga xam ne moo fa nekk la muy Omar Diop bi ma dikkee wax ko ñu jox leen xaalis ñu defar ko 2 millions classe ba ma nga nee mooy 10e mooy bureau 10 boo ko xoolee mais population Ngent nga yaakaar loolu duñ ko récompenser 500 voix la ñu yokk malgré dañoo gagné mais yokk nañu juróomi téeméer net parce que 638 la ñu amoon te am nañu 1138 certes léegi nag analyse yooyu ngay am xool ko national am na yoo xam te ne bii peut être secret du fii nga ko wax si micro waaye ñun suñu 58% yi ñun lu ñu wóoroon la te ne incha allah dañ koy am. très bien daan nga wax tamit ne da nga bëgg pour président Macky Sall en 2015 mu am un mandat unique de 12 ans tey coow li nekk ci 3e mandat li ni mel. waaw li ni mel mooy le débat est clos président jeexal na ko boppam tey wax dëgg yàlla te ku xool référendum bi xanaa kay jàkkaarloo jant bi ni du ma ko xool moo fi ne waaye ñëpp a ko gis 3e mandat mënut a ne. dama la waxoon nag 2015 mooy un mandat unique de 12 ans pour président Macky Sall parce que li ko waraloon ñaar la woon parce que booba am na ku tuddoon Babacar Gueye benn constitutionnaliste moo génnoon doon problème wax ak Alioune Sow mi boobu ñëwagul doon expliqué léegi nañ bàyyi mandat bi 5 ans 7 ans nañ bàyyi léegi na def 7 ans bu defee 7 ans dem je crois que ñoom ñaar ñoo génnoon à l'époque presse bi wax loolu ñu def émission maa yow nga laaj ma man la Babacar Gueye malgré def na droit def na la xalaatam la wax man la Alioune Sow politicien la daa bëgg a remplacer Macky Sall soo soñoon Macky Sall dafa yàgg mu mën a ñëw remplacer ko ndax ko nit ku ne bokk mu nga bëgg waaye nag pour régler problème boobu mooy nañ def un mandat unique de 12 ans un mandat unique de 12 ans boobu la ma ko waxee woon tam xëy na yàlla defal na ni yàlla dimbali na ba loolu am du woon problème bu dictature wala dara mooy lan constitution bi 7 ans la fal Macky Sall nañ bàyyi 7 ans yi jàll te 7 ans yooyu tam bu jàllee te président Macky Sall loo bañ lëg ne liggéey gàtt na ne non plus gudd na waaye ku mën a daw la na def 7 ans dinaa tekki li ma wax noonu mooy na def 7 ans bi nga xam ne conseil constitutionnel moom la ko validé beneen bi si des bu ndikkee mandat bi si des 5 ans lay doon te bu 5 ans boobu moom mooy liggéey li tax mu mën koo gañe mooy loolu si biir 7 ans yi dina def loo xam te ni moo koy mën a mettre 5 ans yi mu mën a am 5 plus 7 yooyu muy 12 ans mooy un mandat unique de 12 ans boobu pour président Macky Sall benn ñaara ba te yaakaar naa loolu réussir na ko te loolu ba ma la ko 2015 la woon n'est-ce pas ndax xam nga boobu référendum amagul dugal ne référendum bi pour régler problème 5 ans boobu am na beneen bi si itam la ma la waxoon ni la moom Aliou Sow si boppam li ñu koy wax mooy na ñëw liggéey ak président Macky Sall 2015 te yaakaar naa def na ko ni la moom Modou Diagne Fada si boppam na ñëw ànd ak président Macky Sall liggéey doole la seen même Karim Wade yéene wuñu ko so li ñu bëgg mooy mu ñëw ànd ak président Macky Sall liggéey loolu doole loolu naa la ko si. alors yéen très bien Modou Diagne Fada da ngeen ko doon woo ñëw na te Darou Mouhty dañu koo dóor ba mun a wér. waaw du dara xam nga lu tax du dara mooy moom du candidat bu fekkee ba mu nekkee élection locale nekkoon candidat mooy libérable Thiès rek moom moo gagné woon dëgg la wala dëgg moom moo gagné woon conseil départemental ba kon en tout cas yokkal nañ ay voix tax na gagné nañu au niveau coow li fi am ci Thiès ñu ne ku nekk di xëccu damaa gagné ñu naan gagné wu ma coow li bëri ku nekk di wax tey yow Mamadou mooy doon kàddu yu mujj yi tey ban conseil ngay joxe sagam yow sa conseil ñëpp la koy topp. li ma bëgg daal su ma soñoon mooy dañuy respecté ñëpp ku nekk am nga mérite commencé ko ba si coordinateur départemental le ministre Augustin Tine Ndeye Tické Ndiaye comme li ma la waxoon noonu le président Abdoulaye Dièye Abdou Mbow bi nga xam te ni mooy mandataire bi ak waa coalition suñu alliés yi waa parti socialiste mérite waa AFP ak président mouvement yi yëpp président Mamadou Gningue président Maodo Malick mi nga xam ne Malick Mbaye mi nga xam te depuis Macky 2012 la woon Babacar Pascal Dione Babacar Fall ak ñi mujjee ñëw ñoom Sarle 6 Habib Niang ñoom ñëpp ku nekk da nga am mérite ak waa APR authentique yi nga xam ñoo fi nekkoon ñoom Mamadou Mbaye ñoom Ndiaga Wade yi nga xam te ne bi du jaale foofu sax li fu ma waroon a mujjee xëy na question bi tax na nga revenir an mooy ki nga xam te ne moo fi jógee muy Serigne Dabaay bi sëñ Bassirou Ndiaye ñoo koy jaale waa Sénégal gépp waa Thiès rawatina di ko jaale waa Kër Cheikh ak waa Kër Mame Alaaji di ko jaale tamit président Abdoulaye Dièye bi nga xamante ne bi jarbaat la sa kër ga waaye ndax suñu sëriñ la ndax foofu la tamit li tax ma wax loolu mooy président Macky Sall 2012 bi fi ñëw moom sëñ Bassirou Ndiaye ki mu remplacé woon muy sëñ Fallou Ndiaye moomu candidat yi kenn la si ñaanoon président Macky Sall bi te ba muy dem xëy na yoon na jotaay ba ñett ko fekkoon
président Macky Sall sëñ Fallou Ndiaye ak Ndiaga Wade du suñu rak dëkk Médina Fall ndax yàgg na moo ñu jiitu ñu affaire ba mu jógee si moom tamit li nga xam ne borom baatin borom biir la ba mu jógee si moom da koo yabal ni ko demal sëñ Bassirou bi ñu demee mi ngi taxaw di leen xaar ba mu demee tamit sëñ Bassirou la fa fekk ak sëñ Alpha Ndiaye doomam Ndiaga Wade ak Macky Sall ñoo toogaan kon ku nekk am nga mérite essayé nga baax ñi fi nekk ñëpp da nga am mérite Lamine Ngom am na mérite Assane Mbaye am na mérite Ibi Diouf am na mérite Lamine Gueye am na mérite ku nekk da ngaa am mérite ku nekk la nga liggéey Cheikh Ndoye ku nekk la nga liggéey da nga koo am da nga koo liggéey parce que deuxième mandat bi ku nekk si liggéey Thiès nag ñun luy problème mooy lañu dañ doon politique pour réduire score bi mais mënuy guñu fee gagné Idriss Seck en tant que tel ba mu nekkee doomu Thiès ak doomu Thiès dañu koo gagné mooy Siré Dia mooy doomu Thiès nañ wax li fi ne li ñu bañ wax dañ koy wax dama ne ba mu nekkee doomu Thiès ak doomu Thiès dañu koo gagné Siré Dia mooy doomu Thiès dafa gagné Idriss Seck mais lii au niveau national li ñu mën mooy yokkal président ay voix te loolu lañu def gagné ko wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin jërëjëf